non da ngay tijji bu
sinon gars bi ñu toogee di la xaar naan waa passé gars yi ñoo leen toog nii waay ñoo leen toog nii gars yi ñu toog mel ni waaw ñu toog ba pare ba chaise yëpp fees waaw jël yenn banc yi te bu ko fële balaa gars yi dañuy traversé nii wala banc yi dañu war a yóbbu côté bële comme ça ñu mujjee ñëw toog ci banc yi da ngeen commencé direct yaa ngi direct nii doo ñu direct su ma waxee toj na waaye def direct kañ ñu bàyyi gars yi ñu dégloonte ah salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum ñu démarré ah waaw gars yi c'est ok pour vous test micro baax na ah test baax na test baax na ah génne sa jaune bi sa kii bi jaune bi gënal def ko weex voilà blanc bi ok
salaamaaleykum sama gaay di siyaar ñëpp di jox kenn ku ci nekk wàccuwaayam di leen baalu àq di leen baal àq ci Korité bi ñu jëm di rafetlu seen teewaay balaa ñoo def quoi que ce soit peut-être ci côté problème mu titrage bi gars yi ñu ngi doon dañu waroon dalal waa PASTEF mais dañu am problème coordination ñun ak collectif des jeunes de la Médina section Thiering ci gannaaw loolu parce que boo leen xoolee tey suñu discours dañ koy am feneen fu ñu koy accentuer parce que normalement comme ni ñu daan dalalee yeneen leaders yi suñ leen dalalee dafa am beneen façon discours bu ñu war a tenir pour mu bañ a jaxasoo ci bopp waa Médina wax fii wax fale bu boobaa dañuy nasaxa seen xel on a préféré tey collectif des jeunes de la Médina section Thiering ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom artuwaale ñi ñu war a artuwaale parce que ci kanam dinañ am ñi nga xam ne dina leen jox kàddu n'empêche am na quelques membres PASTEF yu présents yoo xam ne Médina la ñu dëkk ñoo ngi fii taw mais danañ koy ñaan ñu reporter ko pour une prochaine fois pour le moment ñu toog parce que boo leen xoolee am na ay quelques manœuvres yu monsieur le maire def fan yi yëpp te nag dafa jot boobu ba léegi nit ki di la provoqué waxoo ci boo yàggee sax nit ñi mën na indi jiixi jaaxal seen xel moo tax ñu leen tey ñu leen doon ñaan di jégaluwaat tey ñu ñëw taxaw devant les membres yi nga xamante ne ñoom ñoo jugee PASTEF ñëw fekkee suñu réunion pas en tant que waa PASTEF mais nañu en tant que doomu Médina defe naa costume boobu la ñu taxawee tey dañu ñëw suñu titre PASTEF dañ koy bàyyi ci biti tey dañu ñëw en tant que doomu Médina ñëw déglu leen ñu leen di jaajëfal di leen rafetlu ci seen teewaay tey boo leen xoolee lu tax dans un premier temps gis ngeen fan yi yëpp sous-préfet beneen acte bu mu posé waat mooy arrêt des travaux gis ngeen image yi daw jéem a nasaxal xelu waa Médina jël une partie naan dañ fay inaugurer xam nga lu ñuy def di def affaire u guignol yëfu théâtre léegi nag pour bañ a monopoliser parole bi dañ leen di bàyyil ak dans un premier temps Kapi mi nga xamante ne dama naan sax moom bokk na suñu xam ne ñoom ñoo ñu dalal fii ci pencu Thiering ñu bàyyi ko kàddu gi mu dalal collectif bi suñu pare ñu bàyyi ko ak Amadou Dem mii di coordonnateur bi après ñu def ko micro ouvert képp ku am li nga xamante ne war nga ko mën a wax ci combat bi fu mu toll nii ñu wax ko bu ñu paree après ñu xool perspective yi ñu jëm defe naa j'ai été assez clair ah kon Kapi ñu bàyyi la kàddu bi. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaw di rafetlu teewaay yi fii ñun ay doomu Thiering di am mbégte di am contentement bu rëy pour dalal fii tey ji collectif bi parce que boo xoolee fii ñu nekk nii tey kulli kilifa buy ñëw fii lañ lay dalal ngir cër ak jox la sa dayu ak sa wàccuwaay kon tey jii yaakaar naa ne bu collectif bi ñëwee tamit Thiering dalal ko fii collectif bi nekk Thiering dalal ko fii kon dañuy gis ne maanaam collectif bi tamit jox na collectif bi nekk Thiering jox na collectif bi cëram te tamit di wax ne combat bi depuis plus de 9 mois gars yi ñu ngi ci kawam mosuñu ci teggi tànk te Médina dafa nekk loo xamante ne lu nekk ku nekk ngi ci ñu ñëpp dañu war a ànd tey jii doon benn say ngir li nga xamante ne moo fi am ci lu baaxul ñu jële ko fi rawatina li ci terrain Jaraaf parce que problème mu terrain Jaraaf peut-être que ne après Amadou Dem dina si gën a mën a développer tellement que ci déggin rek dafay xaw a reetaanlu ci déggin dafay xaw a reetaanlu ba tax na ñu ngi jël suñu contentement waaw di ko jagleel collectif bi surtout initiateurs yi ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo créé tey collectif bi ba mu doon tey jii li mu doon parce que tey jii dafa neex ci xol ay xale yu ndaw jóg empêché monsieur le maire bi nga xamante ne day doxal li nga xamante ne maanaam amul benn tegu ko benn yoon ci yoon ay xale yu ndaw jóg arrêté loolu je crois que ne tey jii dañuy gàcce ngaalaamal collectif bi waaw di leen wax ne rek ne sama kàddu moom mënu cee sori
di jël kàddu gi di ko jox Amadou Deme Amadou ñu leen di dalal di cër. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam du nuyu jeunes yi ñu fi fekk yëpp defe naa ni jeunes yu am taxawaay lañ ak ñu am engagement par rapport ak collectif bi muy collectif des jeunes de la Médina section Thiering di nuyu seen njiit bi leen fi jiite muy Kapi ñu ngi koy ziar bu baax di leen baalu àq di leen baal àq di wax par rapport ak combat bi fu ñu ci toll tey benn genre résumé rek lañ leen di defal defe naa ni collectif bi ñu ngi ko créé mois d'août mois de juin mois de juillet la ñu njëkk la ñu gëstu ba am lu ñuy def soo ko bind monsieur le maire le 7 juillet defe naa ni le 7 juillet 2020 ba tey ñu ngi wax di artu di def ay jéego te defe naa ni li ñu wax yëpp génnuñu benn yoon texte ak këyit lépp lu ñu wax dafa am fu ñu ko teg base te gis nañ ku ñuy tontu moom faalewul ay këyit faalewul administration nu muy doxee di wax ni par rapport ak loolu ñun dañoo jàpp ni dëkk bii di Sénégal dëkku yoon la moo tax boobu ba tey combat bi accès wuñ ko fenn parce que mën nañ ne ay ndaw lañ am nañ leneen lu ñu capable mais dañoo jàpp ni loolu dafa am lu ko jiitu parce que dañoo jàpp ni kenn nekkul ci kaw loi kenn warul nekk ci kaw loi parce que jàpp nañ ni Sénégal république la te suñu nee république nag mooy valeur mooy loi mooy ak li ko tënk di wax ni li am ci terrain Jaraaf bii nii sàcc la ñaari kilifa ñoo doon sàcc mooy monsieur le maire Bamba Fall da doon sàcc ak Thierno Seydi ñu jàpp leen loxo ci poos nii dañuy sàcc ñu bëgg na sa xël-xëlu askan wi di génnee ay xaalis di ko jox ay nit di génnee ay xaalis du ñu ko jox ñun ñii bokk ci collectif bi ñu rejeté ko te tey jii dafa am loo xam ne tey nit bu dëgg gor warul am njëg te loolu lañ commencé sentir nii ne tey jii dëkk bi kat su rawatina Médina dañoo gis ni xaalis dafa commencé yàq lu bari te dafa am ay valeurs yoo xam ne tey mooy ngor jom ak fit dafa war a des yaru yeewu yeete dafa war a des ci dëkk bi mais tey jii soo xoolee ñu ngi nelawal doomu Médina yi ci lan ci ay politiciens di génnee xaalis di ko joxe di ko tas ngay gis tey jii monsieur le maire génnee aide bu muy secours yoo xam ne ay doomu Médina yi gën a sonn lañ ko war a jox mu def ko ci poche am nii di ko génnee di ko tas nga xam ni kon ba pare ñu filmer ñu ngi koy jox defe naa ni sutura dafa commencé jeex ci gox bi te loolu noonu carrément loolu warul suñuy valeur la suñuy principe la wala loolu warul disparaître ba ci terrain Jaraaf bii nii tey soo xoolee tey ñu ngi naan non nañ bàyyi ñu defar terrain bi nañ defar terrain bi mais terrain privé ñun est-ce que antan nañ ko ñaata nit ñooy liggéey fii nii ñaata jeune ñooy liggéey biir Médina nañ waxante dëgg tey jii nii comme tey weeru koor bëccëgu weeru koor ñu yàqal la ci ceebu jën est-ce que am na njëriñ loolooy terrain Jaraaf bi da ngay xool bool bi doo ci mën dara terrain bi mënul nekk intérêt Médina te tey su doon intérêt Médina la ñun ñoo koy njëkk a défendre maa ngi dégg ci monsieur le maire mu bëgg ñu taxer nit yu soxor ñun ku ñu xam ñoom ñëpp ñu nekk ci ñoom xam nañ ñun nii du ñu nit yu soxor ñoom xam nañ bu baax ni kii di wax nii walla ñii di wax nii du ñu ay nit yu soxor ndax lépp luy jéego walla luy teg doxal Médina fekk nañ ci te ñaata politiciens ñoo fi nekk mosuñu fëgg buntu kër kenn naan ko lii mooy suñu problème walla lii ñoom ñëpp nag autant qu'ils sont mu kenn mosuñu gis ñu dem ay rang ci ay aide walla ay secours mairie walla affaire yooyu kon ñun soxoruñu tey jii nii ñun lu ñu am as néew ñu ngi koy bokk ak askan wi ku dem fi ñu dëkk def enquête ñun ñëpp laa la wax dañ xam ni au moins même su dee benn litre dëwlin mës nañ ko def ci kër kon buñ fu mu bëgg a yóbbu débat bi ay ñii dañoo soxor walla ñii dañoo lii yàlla xam ne iñaan nekkul ci ñun soxor nekkul ci ñun te ñu dëkkal ni mën nañ ko seede di wax ni terrain Jaraaf bi tey su doon lu baax la pour Médina ñun ñoo ciy njëkk a taxaw dox ci ay jéego mais terrain Jaraaf bi tey du loo xam ne tey Médina bu intérêt Médina mi ngi ci warul am te tey man li may wax mooy nañ xool texte yi ak base yi ak délibération bi ndax loolu am na billaahi wallaahi loolu amul te tey jii ñun du ñu ay nit yu soxor wala nit yoo xam ne tey dañoo war a gis intérêt Médina di ko xeex tey jii nii du la wax nii billaahi am na ñoo xam ne tey jii nii man personnellement man monsieur le maire Bamba Fall dama ànd si lu muy doxal ci vision comprendre mais contre projet bi du loolu mooy contre Bamba Fall man encore une fois nañ waxante dëgg billaahi tey nañ wax xool terrain bi tey su dee intérêt Médina la ñun ñëpp nañ ci tënku
mais tey ku xool tey jii par rapport ak tey terrain bi amul benn base juridique bu ko régir amul délibération contrat bi amul benn autorité bu ko gis tey soo xoolee ñun si yoon lañ tënku tey nañu nous lançons un défi à monsieur le maire tey na wax carrément tey su fekkee terrain bi am na délibération bu ko régir pour mu signer ak Thierno Seydi contrat da ko génnee tey contrat bi si boppam tey su fekkee contrat bi am na lu ko kii nu mu tudd am na valeur juridique wala gis nañ ko wala percepteur municipal wala sous-préfet bi nga xam ne moo yor légalité contrôle de légalité gis na contrat bi wala gis na lii na ko génnee dafa am quatre affaires yoo xam ne liñ ko laaj mooy tey délibération bu ko permettre tey mu signer lii tey lan mooy étude d'impact environnemental bi tey lan mooy autorisation de construire ak tey jii nii lii nii est-ce que njëriñu Médina la nañ waxante dëgg su dee njëriñu Médina la ñun ñëpp nañ ko ànd doxal ko barki Alxuraan population Médina dafa sonn jeunes yi dañoo sonn billaahi wallaahi amul nu ñuy fayee terrain synthétique boo ñu nag ku defar terrain kenn bañul ku defar terrain mais terrain bi est-ce que intérêt Médina la est-ce que njëriñu Médina la loolu nañ ko ci jiital te lépp lu ñuy def li ñuy wax nii du monsieur le maire kese képp kuy politique Médina est-ce que li ngay def intérêt Médina la nañ ko loolu nañ ci bàyyi xel billaahi ñun jeunesse bi dañu ñoo yàgg a nelawal ci lii ak leneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci kon tey jii ne il est temps que jeunesse bi jël seen responsabilité par rapport ak lépp lu fiy dox ci gox bi xool par rapport ak liy dox ci gox bi ndax intérêt jeunesse bi la ñu taxawal ko est-ce que du intérêt jeunesse bi ñu xeex ko man côté boobu laay accès suñu kii di wax encore monsieur le maire ñun boobu ba tey soo déggee kàddu yi amul kàddu bu dépassé parce que xam nañ suñu kilifa li ñuy waxal mais du ay artu wala ay intimidation wala ay xooxatal nit moo ñu tax a jóg ñun tey ay débat d'idées li ñu soxla tey ku am xam-xam boo xam ne wala tey ji ku ñu mën a convaincre nañu carrément lii jaar na yoon préfet gis na ko am na délibération ñu ngi lay xaar ibil ñu suñ buntu nga publier ko ba ñëpp gis ko parce que ñun suñu page dépp document mi ngi foofu noonu te ñëpp gis nañ ko tey su fekkee tey par rapport ak lettre bi ñu bind monsieur le maire mi ngi nii décharge mairie baa ngi fii tey su fekkee contrat bi ba tey jii nii kenn mënu koo gis te contrat yi ça doit être public ñëpp a ci war a am accès tey soo xoolee par rapport ak délibération bi mi ngi nii pose de gazon synthétique lañ def est-ce que pose dafa am exploitation wala location amul kon encore une fois ngir yàlla nañ bañ a forcer parce que c'est nous dans nous tey nañ waxtaan nañ xam ne tey su fekkee yey nañu na génnee kayit yi publier ko bu mu ñu ko jox mais na ko publier wala mu def conférence de presse wala mu population bi ñëpp am ci accès tey ku ñëw mu génnee publier ne lii mooy kii bi ñun foofu lañu leen di woo foofu lañu leen di kii encore une fois di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp par rapport ak gars yi xam nga boo ñëwee ba si penc comme ni nga koy waxee kon amul looy ragal looy daw. buuba waa penc bi ñoo leen dalal defal ndànk moo xam ne buuba dama la ko ñaan buuba dama la ko ñaan bul defee noonu buuba dama la ko ñaan bul defee noonu non buuba gars yi buuba fii doomu penc bi les fils digne pays maanaam digne fils bu penc bi ñoo leen dalal yaa ngi dégg ñoo leen dalal Serigne ñu continuer suñu objectif acca bismillah grand xoolal ndànk rek xoolal bu leen may luñ bëgg bu leen may luñ bëgg xam nga la ñuy wax ñëw nañ yàq nañ suñu raconte bu leen may luñ bëgg gars yi encore une fois gars yi encore une fois nañu serein gars yi Abdou di nga waaw kenn du la déstabiliser kenn mënuñu déstabiliser grand bu ko may lu mu bëgg bu ko may lu mu bëgg bu ko may lu mu bëgg. après dañoo réew ñu lay tontu bu ko may lu mu bëgg. bu ko may lu mu bëgg. attends grand soyez serein bu mu ñu déstabiliser soyez serein gars yi oh. lii la bëgg lii lañ bëgg ah ñoom lii lañ bëgg lii lañ bëgg lii lañ bëgg ah lii lañ bëgg bu ñu leen may luñ bëgg gars yi lii lañ bëgg bu ñu leen may luñ bëgg.
lañ ci bëgg bu ñu leen may lu ñu bëgg on arrête yàqal nañ ñu lañ bëgg gay Jambar kañ ko noy s'il vous plaît non bu ñu leen bëgg leen bëgg ñu jël kàddu ñoo arrêté nañ suñu réunion lañ bëgg il faut que ils sont politiques li ñu def ni c'est politique mais ñu bëgg gars yi bu leen may luñ bëgg waaye ñi lii lañ bëgg lii lañ am ñëw nañ yàq nañ suñu réunion bu leen may loolu yéen tamit ah ña fii dañ koy yàq bu ñu leen may loolu non xoolal bu leen faale kay on les ignore waay soyez plus politique na ñëw wax Bamba Fall sax bu ko nekkee na ñëw wax waaw ñu rek la ñuy wax
billaahi wallaahi tey jii ñii li ñuy def nii ay simbala rek ñun tey lu ñuy def nëbbutuñu ko parce que kuy nëbbu du toog si pénc kuy nëbbu si biir néeg lay toog di wax ni ñun nekkuñu fi di wax ak ay nit yoo xam ne tekkiwuñ dara tey ak ëllëg taxaw di saaga sa baay ñun duñ la tontu ñun li ñuy wax mooy tey jii nii membre Pastef yi moo am incompréhension te pourtant Bouba mi ngi koy def ci introduction am wax ni c'est pas le bureau du Pastef la ñu recevoir comprendre c'est pas le bureau du Pastef la ñu recevoir mais on a reçu quelques membres du Pastef ak section Thierry Médina ñun saa li ñuy wax nëbbutuwuñ ko wax nañ ko ci kaw wax nañ ko ci suuf wax nañ ko ci penc mi di wax ni nañ gën a dalaat rek parce que fii nii ñëpp ku fi toog amul ragal mais am na loo xam ne su xel taxawee da ngay teg xët fële nga waxe xel ba pare après luy xew après lay xew jërë ngeen jëf Raïs continue. ok merci monsieur le coordinateur man moom lu mu ci wax du bëri juste sa événement bi quelquefois malheureusement événement bi c'est à saluer parce que day génne beneen facette dafa am leneen lu muy indi ñun ay ndaw lañ ñu dëkk Médina xeexluñu kenn xeexuñu fenn sunu gox la ñuy xeexal at lu ñu moom encore une fois que maire ne ko lii peine perdue la que muy yónni ñun mënuñu jaxase ñun suñu biir que dafay sonn rek ñun terrain bi ça montre encore une fois que moom lu mu ko jaral rek ñun jaral na ko jaral nañu lu ko ëpp lu mu ko jaral ñun benn jéego bu mu def ñu ne def juróomi jéego dem taseet moom dañu toll foo xam ne nag ku àttewul di nga artu te li fi jot am nii léegi am na tuuti lu mu boros ci mbir mi monsieur le maire Bamba Fall da doon sàcc ñu jàpp ko mooy sàcc li alalu waa Médina moom kon nu mu ko defee ba mu nekkee maire ba léegi avant mi nekk maire ba mu assuré intérim mu Biram Saasum nekkeewu fi lu dul boppam lépp loo xam ne Médina teg na fi loxo moo ko moom Bamba Fall jël si teg loxoom tey gàcce la soo déggee ñi lay wax tey Bamba Fall lu mu réalisé Médina lenn rek la école laa toj def ko marché école laa toj def ci ay cantine amul leneen lu ñu fi def ci biir Médina amul leneen loo xam ne ñu ne dañ si dut baram ñu ne Bamba Fall moo ko def am na nag lu ñu jot a dégg du ñu tudd ay tur ñu ne am na fu saay-saay yi dem pour mun a contrecarrer li préfet teg d'accord nañ préfet ndaw buur la ñu ngi koy jaajëfal di ko gërëmal parce que gis nañ accompagnement bi ci xeex bi gis nañ dëgg at ki muy def ci xeex bi mais ñooñu mu dem ñu leen xamal ne atte moo gën artu moo gën atte parce que tey lépp lu mu jaral Bamba Fall lépp lu mu jaral Thierno Seydi ñun jaral nañu ko 10 000 fois am na chance nag mu taseet ay jeunes yu tey yu dal am na chance mu taseet ay jeunes yu xalaat am na chance mu taseet ay jeunes yu am kilifa pour lui montrer encore une fois Médina jeunesse bu responsable bu seen moo fi nekk ça fait 9 mois ñi ngi daw ci lu ñu moom ça fait 9 mois ñi ngi xeex pour suñu terrain am nañ ci tey dem nañ ba préfet génnee note de service OS ñu tëj terrain bi non doyul te duñu at suñu kii doyul ñi ngi gërëm nag di jaajëfal depuis jeune boo xam ne depuis au début mi ngi xeex pour collectif bi di xeex pour intérêt Médina di jaajëfal kilifa yëpp yu ñu recevoir ñu toogal ñoom waxtaan ñu échanger ñoom bi dee benn moo sax ñu jël ko constaté que def ñun dañu waaw góor jërëjëf ñu ngi leen ciy gërëmal ñi fi nekk ñëpp ay jeunes lañ ku nekk yaa ngi xëy di liggéey ñun nekkutuñu Médina boo xam ne dañu daw si 25000 wala 50000 wala 30000 yu kenn ñun Médina moo ñu ñor nous sommes des jeunes conscients yoo xam ne dara ñor leen lu Médina terrain bi rek taxuñu jug de mais Médina moo ñu ñor Bamba Fall taxuñu jug mais institution Médina moo ñu ñor ba ëllëg bu fi Bamba Fall jëlee kenn ku fi ñëw xam ne bu jalgatee am na jeunesse boo xam ne ñoo nekk bouclier jàkkaarloo moom pour mën a xeex pour l'intérêt de la Médina gars yi nañu yeewu gis nga ñii nii coow li nii ay coow la rek ñii ñemewuñu sax ñii kuy làqatu du jàkkaarloo caméra kuy làqatu du ñëw ci penc
keneen ku dul Bamba Fall nous sommes prêts à lui faire face pour l'intérêt de la Médina keneen ku dul Mboutia Mbodji ñu yónni nous sommes prêts à leur faire face pour l'intérêt de la Médina juste je vous dis une chose bu kenn nelaw terrain bi bu jàllee leneen mooy jàll te duñ ko nangu tey duñ ko nangu Thierno Seydi bu bëggee neexal ay jeunes na dem Rëbës bi mu dëkk mu dem defee ko fa na dem Rëbës bi mu dëkk mu dem defee ko fa fii lañ ko invité Sud FM ñun bu bëgg a sonal mu xas ñu de tuxkatu yàmba ak nankatu sàngara baal nañ ko jégal nañ ko xel ba toll foofu waaye Médina bii jeunes yi ku leen gis xam ne tal nañ leneen Bamba Fall nee ñun dañoo soxor daf may def ay ree parce que ku sa bàyyi jënd la fowukaay nga toj sa fowukaay doomu kookoo soxor parce que Bamba Fall lépp lu mu am yàlla Médina moo tax ak jeunesse bi toog ñun ñoo ko doon xeexal kon moom moo soxor ñun ñu ko fal ba pare mu ji iñaane ñu lépp lu ñu am lu ndaw pour fooye ko mu ne duñ ci jot kon soxor nag nañu wax dëgg kon Bamba Fall moo soxor kon ñun bu ñu soxoroon foofu mu nekk duñ ko fa teg na delloo si xelam xam ne tey ñu ngi si toll foo xam ne nekkatuñu si Médina boo xam ne dañuy naxee ay tisi ay tiset ay salaire 25000 ak 15000 ñun dépassé nañ foofu ñun delloo si Médina boo xam ne dañuy toj suñu institution dem di ko def ay fumoir dem di ko def ay calando nii dafa tux yamba defa naan sàngara pour agresser nit ñi ñun dépassé nañ foofu ñu ne ko jeunesse Médina bi yëpp benn la te balaa mu koy xam rek na réveil am day brutal na teel a yow moo gën ci moom parce que luy ñëw ëpp doole maa ngi jégalu ñëpp jërëjëf gars yi. waaw gars yi di siyaaraat ñëpp di leen féliciter ci seen grandeur ak le sang chaud doomu Médina bu ko jaree maanaam caay-caay gars yi bu ñu ci woowee booy Médina da ngeen leen ciy fekk boo leen woowee ci discipline da ngeen leen ciy fekk mais heureusement wane waat ngeen waa Sénégal ak le reste du monde ni collectif bi ce sont des gars engagés sànq dafa am leen benn briefing ci sama début propos bi ma waxoon ci ñun ak élément Pastef yi defe naa waxoon naa ko sànq am na malentendu ci problème de coordination entre ñun ak ñoom ba am na fi quelques éléments Pastef yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk te ñëwuñ fi en tant que membre Pastef comme ni ñu koy faral di ko defee ba Cheikh Ba ñëwee ñu ne ko bëgguñu nga wax ñu waxu CATB ba Seydou Gueye ñëwee ñu ne ko bëgguñu nga wax ñu waxu Seydou Gueye dañu bëgg a combat bi gars yi taxawee affaire doomu Médina mu leer nañu devant tout le monde dañu tam nañu nag politicien ak lu mu mën ci doon mais ñu taxaw en tant que doomu Médina moo tax tey pour rek ñu leeral loolu leader suñu grand bi taxaw sànq gars yi gis ngeen ko sax xëy na malentendu moo taxoon sax gars yi foogoon ne leen dañ koy jox micro bi di ko jéggalu grand devant tout le monde di la jéggalu suñu mag nga magu kapi bii toog la kii di élément permanent ci collectif bi kon ñun suñu wàllu bopp tey warul mën a am benn xaar ma yàlla képp kuy doomu Médina ñun dañ lay dalal loolu mooy suñu obligation grand vous avez la parole. salaamaaleykum wa rahmatullah kenn ku si nekk ñu ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant di ñaawlu li nga xamante ne moom moo fi jote xew et puis di wax rek ne dañ koy considérer comme malentendu boo xamante ne am na fi ñun nag dañu bokk ci parti politique ñu nekk dans un parti organisé ñu koy wax Pastef ma toog sànq ñu woo ma ne ma dafa am réunion bu fi am collectif bi ak parti Pastef ma ne leen loolu doy na waar de man de maa ngi koy soog a yëg et yaakaar na ñun en général bu ñuy tenir ay réunion du façon bii dañ koy defee donc par la suite si laa ko ne maa ngi ñëw léegi su ko defee boo ñëwee boo xoolee boo dégloo gars yi di nga xam ni fi nekk déglu naa ko sànq si sa intervention nga ne am na membre Pastef yi fi nekk yoo xamante ne ñëwaluñu Pastef mais dañ ñëw pour seen propre compte loolu xel nangu na ko ndax avant may ñëw sànq woo naa coordonnateur woo naa responsable des jeunes juste rek pour am benn aperçu pour xool ba xam ndax ñun waaw dañu convoqué réunion wala dañu war a dajeex collectif bi wala lan moo si mën a nekk. bon bi ñuy expliquer sànq si biti yow bi ngay wax noonu dama ne la li ngay wax nii am na solo trop mais j'aurais préféré que nga expliquer ko fu ñëpp a nekk ndax ñun ay affaire u làqatoox ndëgg sa ragax yooyu nekk ñu si dëgg rek a neex yàlla ñun lépp loo xamante ne dañ koy def. dañ koy aborder ci groupe bi ñëpp waxtaanee ko ku nekk génne ci sa xalaat ñun noonu la ñuy fonctionner concernant problème mu terrain Jaraaf man maa wax ne ni waruñu bokk démarche ak ñeneen ñi ni ñuy démarcher mooy lan nekk ñu fi pour des attaques personnelles
nekk ñu fi pour di xas ay Bamba Fall wala di wax lu mu defa non ñun li ñu concerné mooy Médina nañu dëkk Médina nañu juddoo terrain Jaraaf concerné na képp kuy Médinois mais pourquoi ñuy def waxtaanu mbedd di toog di xas waa ji di ko wax lu ñaaw te ñu war a dem vers l'information. Il y a 3 ou 4 mois de cela interpellé naa Abdoulaye Gueye mën na ma seede xaw ma ànd ma Abdoulaye Gueye ma nga ne le toog nañ lu yàgg ma ne ko problème mu terrain Jaraaf bi si explosé la jëm bindal secrétariat de la commune nga def demande d'explication pour ñu xool les documents nécessaires bu koy mën a permettre pour mu laal terrain Jaraaf ma nga ne le en tant que premier adjoint du secrétaire général de la Médina wax naa ko te loolu def na ay weer si diggante bi am na ay jéego yu ñu ci def am na lu ñu ci jot a recueillir mais ñun dañuy dem vers l'information tey collectif bi am na ñoo xamante ne ñi ngi fi ñun ñu ngi déggante ak ñoom ñi ngi waxtaan ak ñoom ci point boobu ba ci kapi mii waxtaan nañ ci budul benn du ñaar mais dañuy récapituler toutes les informations nécessaires mais ñun mën nañ doon sax sentinelle pour régler problème bi loolu mën na nekk loolu dañu gëm ndax ñun approche boobu dañuy am bu problème amee du nit ki moo ñu intéressé Bamba Fall intéressé wu ñu mais commune Médina moo ñu intéressé ñun loolu moom moo ñu intéressé bon malentendu bi nag tënkul woon ci leen lu dul lan foog nañ ne man ci waa kër Bamba Fall yi laa bokk non du loolu de man responsable section la chargé des élections Pastef Médina bokkuma foofu seen foofu intéressé wu ma li ma intéressé mooy su may jóg ci mbirum Pastef dama ciy waxtaan ak comité directeur bi ba ñu déggoo ba pare ma soog a wax ci seen kàddu sama teewaay fii représenté wu ma Pastef Médina ñëw ma pour représenter Pastef Médina dañ ma ko yëgal ma ne dinaa ñëw leeral point boobu ñu xam ne Pastef Médina bu ñu ñëw am na neneen nu ñuy ñëwee et puis lu ñu war a waxtaanee la ci suñu biir loolu laa la wax Fatima du dëgg ba ñuy wax téléphone tamit loolu laa ko leeralal donc da ngay gis ne li fi jot a xew ñu ngi koy ñaawlu suñu intention du loolu malentendu la dañ koy considérer comme ñàkk déggoo bu fi am mais quand même encore une fois ñun ñi ngi ci problème bi pendant très longtemps dafa fekk boobu bokkuñu approche ni ñuy aborder problème mais dama gis ne lépp lu nekk Médina daf ñu concerne ñun concerne képp koo xamante ne Médina la dëkk te di leen balu àq bu baax a baax ci ñàkk déggoo bi Bakary ñi ngay balu àq bu baax a baax ci ñàkk déggoo gi nga xamante ne am na ci suñu kii te dañu nañ réunion bu dul benn du ñaar waaw dafa fekk boobu deret dafa xaw a fort te kii sama rakk la ñoo bokk ndeyax baay sànq am na ku mu ko ci wax sax ne ko non boo ko laalee man maa lay pousse mais yooyu yëpp dañ koy considérer rek ne nit bu tàngee lu ne lay wax ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax te xam ne intention bi di woon loolu juste rek pour leeral benn mbir rek moom moo tax ñu ne xaaru ñu ñëw leeral ko parce que affiche bi à travers Pastef Médina à travers Médina TV loolu rek nañu bëggoon a leeral pour wax la rek nee na ne ñun Pastef Médina collectif bi ñi ngi doon waxtaan ci suñu biir xool naka nañuy gisanteex ñoom waaye dafa am lu ñu doon waxtaan te pareeguñu loolu rek a tax mais encore une fois ñëwuma fi pour représenter Pastef Médina ngeen bal ma àq. waaw. par rapport ak ngeen bindee pour demander explication yooyu. non loolu xam nga man nekkuma secrétariat te ñun dañu am secrétariat de la commune loolu liggéey boobu noonu ñoom ñoo ko aajowoo pour def ko xam nga ñun dañu organiser wu de telle sorte que ku nekk da ngay rester ci say prérogatives loolu mooy kii bi. bon salaamaaleykum wa rahmatullah bon gars yi maa ngi jéggul de déjà ci prise de parole bii ma def sax te déjà amuñu ci ndigal par rapport ak parti bi mais pour éclaircir et puis dëggal li Yaxya wax léegi donc y a des membres même de Pastef qui sont là mais loolu du objectif pour rencontre bi defe naa ne parce que su doon man loolu moom bi ma njëkkee woo walaay la dama ne ko du ma dem parce que pour man am na fu mu war a jaar comme ni mu waxee parce que boo waree représenter benn entité il faut que nga am avalu au moins le comité directeur comme ni mu ko waxee maintenant comme loolu yëpp amul woon j'étais très surpris bi ma ko waxee ma ne ko non man du ma dem mu insisté après je suis venu finalement parce que tamit mbiru Médina ñun ñëpp la intéressé donc loolu donc dañuy jël suñu casquette politique teg ko fële bon man je parlais peut-être si casquette président d'association laay waxee xëy na boobu nga xam ne moom laa gën a habilité beneen bi li may njëkk a wax mooy vraiment saluer les membres du collectif
seen engagement parce que da ngeen ñu defal ñun loo xamante ne ñun ñoo ko waroon def parce que ñun xëy na avec parti bi nu muy doxee nous étions si procédure boobu convoqué nañ fi sax même réunion ah pour à ce propos on a même la documentation qu'il faut par rapport à ce dossier donc loolu tamit il fallait que dem ñu xaar ko parce que dem doo tëb rek tëb dem noonu donc loolu moo waral ñu doon xaar mais programmé woon na réunion loolu moom je peux le dire avec Ousseynou aussi on était en train de coordonner te loolu lañ bëggoon def maintenant il y a leen yenn activités ñu def yu ñu war a évaluer loolu rek moo tax ñu ngi siy jégalu man personnellement maa ngi présenté samay njégal au collectif xëy na am na pas-pas bu ñu ci waroon talonné gars yi poussé nañ si pour ñu teel leen a recevoir ñu teel a aborder si loolu donc ñu ngi ciy jégalu bu baax man en mon nom personnel ainsi qu'au nom du la question waaw parce que bi muy wax maa ngi doon waxtaan fële ak di ñoo ne secrétaire général bi am na approche bu ñu def si dossier est-ce que ba ngeen bindee leen d'information am ngeen ci retour non amaguñ ci retour pour dire vrai ça fait combien de temps dinaa ko à peu près peut-être il y a 3 semaines par rapport ak le collectif non pas le collectif par rapport ak da ngeen bind leen d'information voilà parce que loolu y avait même y a un Ismaïla Diena qui est secrétaire de d'AMES yéen ñëpp xam ngeen ko donc moom yu si bëri sax moom lañ à travers lui lañ doon am yenn information yi mais par rapport à ak correspondance yi effectivement man personnellement ak Ousseynou ñoo war a gérer loolu mais yéen ñëpp xam ngeen nu mu demee par rapport ak li ñu nekkoon moo tax finalement parfois da ngay jàpp dara da nga ko fay bàyyi après nekk si leneen mais encore une fois ñu ngi suivre de près cette affaire là du terrain Jaraaf bi ñuy wax terrain Jaraaf parce que terrain Déggo si la bokk avec d'après les délibérations ak yeneen espace pour les enfants donc loolu ñu ñëpp la interpellé donc coordonnateurs yi encore une fois loolu laa mën a wax pour l'instant parce que y a la réunion dinañ ko def incha allah boo leen bëggee itam bu ñu jógee fii ñu dem on fait la rencontre avec Pastef bu leen neexee très bien parce que programme woon nañu ko pare voilà donc maa ngi jégalu ci guddal bi. C'était déjà programmé et pourtant informé bi depuis très longtemps ñun ñu ngi ci loolu seulement dañu bokkul ni ñuy aborder question loolu rek moom mooy problème bi mais ñu ngi ci depuis boobu ba tey programmé woon nañu sax pour def ci réunion loolu c'est déjà programme bi ñu ngi ci doon waxtaan ci QG bi du dëgg. merci beaucoup. waaw kon donc looloo tax ma ne kon donc le reste amul solo ay détails rek lay doon. merci beaucoup dëgg waaw. xoolal balaa ngeen dem duñ tamit dina leen jërëjëfal parce que woote rek nga wuy si rek dafa neex kon sunu mang wax ngeen dëgg ku nekk am na noo organisé wu te ku nekk li nga def daaw ba mu jigla doo ko bàyyi ren ñun tamit ñu nekk jig nañu am na nu ñuy organisé am na nu ñuy doxee te jot nañ rencontré sensibilité yu nekk maintenant yëpp te kon ñun ñëpp ay doomu maintenant lañ duñ doon tegg bu rafet ñu gis ñëpp bañ leen gis loolu moo taxoon te xel day dal bu ñu déggee ne am na ñoo xam ne ñi ngi seen te bokk si ñun kon sotti seet def ci la kon bés boo leen ko pare ñu tamit ñu ngi leen xaar ñu toog gën a yaatal gën a waxtaan jërëjëf. Inch'Allah. C'est bon, hein? Salam alaikum, gars. C'est El Hadj Ndiogou Diouf dëkk Médina bokk ci collectif bi nga xamante ne mooy collectif des jeunes de la Médina. Collectif des jeunes bi nag je crois que y a une proposition à faire mooy que est-ce que duñu xoolaat le nom là parce que moi je suis plus jeune. Moi j'ai dépassé l'âge jeune te y a d'autres aussi qui ont dépassé. Donc il faudrait ñu xool loolu donc j'aurais souhaité que les gens de truc ñu toog déglu quand même discours yi sax mais dañu waroon comprendre un peu le programme du collectif parce que collectif bi dañu am programme doon déroulé ci biir programme boobu si la ñu recevoir les leaders yi nga xamante ne ñoo nekk à la Médina l'esprit c'était de les donner des explications par rapport au combat que le collectif a mené jusqu'ici. Sur ce, may nuyu tous les membres du collectif am na ñu fi nekk am na ñoo xam ne ñu ngi seen kër peut-être di seetaan direct bi may profiter aussi de direct bi di saluer les membres du collectif yi nga xamante ne ñoo nekk diaspora ñuy def ñoom it liggéey bu remarquable dans l'affaire bien que yenn saay
affaire yi am tension metti lool te mouvement moo mel noonu ci biir mouvement bi am na ay appartenance politique ku nekk am na foo bokk mais tey benn parti moo existe ci Médina mooy le mouvement le collectif des jeunes de la Médina ñi nga xamante ne dañu taxaw pour xeex les intérêts de la Médina tey mbubb boobu rek moo fi am moom la ñëpp di sol te loolu lu war la pourquoi parce que boo juddoo ci cité nga juddoo ci quartier bu ñuy wax la Médina lépp loo xamante ne xew na fa ba ci liir bu juddu tey daf ko concerner l'avenir de la Médina bu ñu koy gérer les adultes dañu war a sóor ki juddu tey parce que si la bokk bien que mënewul wax c'est pourquoi sooy jël décision da ngay jël ay décisions yoo xam ne day arranger tout le monde da ngay sóor ñëpp may wax les jeunes de la Médina nañu engagé wu dans le combat parce que c'est un combat citoyen képp kuy Médinois da nga war a taxaw dugg ci combat bi ñu xeex loo xamante ne njëriñu Médina yëpp lay doon parce que dañu am en face de nous quelqu'un boo xamante ne il n'est pas administratif monsieur Bamba Fall n'est pas administratif ça il faut le savoir xamul ay mbiru këyit jàngul jongul gëmul Bamba gëmul Malick il ne croit rien dans ce monde il ne croit qu'à l'argent ce monsieur là il faut ñu xam ki ñu jàkkaar lool mais aussi ñu nekk ay nit yoo xamante ne mun nañ ko répondre si lu mu ñuy woo on peut faire la violence avec lui mais du loolu lañ soxla nit boo nee da ngay diriger da ngay dal da ngay tey da ngay seeti information da ngay joxe information yu juste et fiable je crois que depuis si le gars yi di góorgóorlu quand même ma leen ciy féliciter vraiment macha allah donc def nañ combat bi am nañ presque gain de cause je veux dire parce que suñu toppee këyit ba këyit wax ñu ni officiellement le représentant de l'État tere na Bamba mu def ay activités ci terrain bi donc ça veut dire que ñun li ñu doon xeex sotti na xam nga li ñu doon xeex sotti na mais terewul dinañ continuer di am taxawaay bi ba nga xamante ne waxuma la gestion seulement terrain Jaraaf parce que y a beaucoup de problèmes à la Médina Bamba Fall a créé beaucoup de situations à la Médina Bamba Fall tas na famille yi parce que day gis benn famille ñu nekk ci benn kër mu dugg jox ñuy xaalis xooxatal ñeneen ñi kër ga tas ñuy xuloo ça Bamba Fall a fait ça lu jëm ci wàllu urbanisme à la Médina Bamba Fall def na fi sawaay loo xam ne musiba naaru laay la tam te ñun xam nañ ko parce que man voie autorisée laa ci mairie Médina pour être l'agent voyer de la commune de Médina 3e personnalité administrative de la Médina j'ai été xam nga donc Bamba ci wàllu urbanisme Bamba Fall ci wàllu urbanisme Bamba Fall ci wàllu ressources yi à la Médina Bamba Fall ci gestion des finances de la Médina yëpp am na problème te yëpp incha allah dinañ ko génnee ba nga xam ne Médina dinañ xam à qui ils ont affaire mais ñun nag dañu faloon un maire pour mu defar la cité wax dëgg yàlla ñun nag dañ ci amoon yaakaar lool xam nga ñu fal ko ànd ak moom ba ñu bëri ñu fi toog xamoon nañ ni ñun ñu ngi woon foofu du jar sax ñu koy leeral mais dem na ba toll foo xamante ne sawaay relation de confiance bi ñu amoon moom daf ko dagg mu yaakaar ni Médina ay nit yu amul ambition ay Médina ay nit yu bëggul dara ñoo yeewoo Médina moom loolu la jàpp la réalité c'est ça moom dafa jàpp ni waa Médina yeewuñu moom dafa jàpp ni waa Médina bëgguñu dara moom dafa jàpp ni moom kese moo yeewu moom dafa jàpp ni moom rek moo mën a naxaate mbiram yëpp ci affaire naxaate lay doon Bamba n'est pas du tout administratif du bind këyit du signer du jaarale dara ci wàllu administration donc pour ne pas vraiment may attarder wu sur ces affaires may wax que les jeunes de la Médina ma leen di wax tey toll nañ foo xamante ne l'heure est grave jeunesse de la Médina je vous fais appel à se lever combattre ce monsieur Bamba Fall je dis pas seulement pour le terrain Jaraaf mais pour la gestion de la municipalité il faut le gommer de la mairie d'abord c'est ça la réalité qu'il faut faire du ay affaire ay bañante parce que jeune Médina am na lu mu gëm am na lu mu bëgg tey jii nii bu ñuy tànn nit pour mu jiite ñu day nekk nit koo xamante ne nit ku sell la nit ku loxo yi set la nit la koo xamante ne c'est pas un voleur mais man Bamba Fall je dis que tey c'est un voleur à la Médina sa place c'est la prison. Non,
grand. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. yaakaar naa ne collectif bi ba mu commencé ba léegi maa ngi ci biir mais musuma wax maa ngi soog a wax tey. maa ngi félicité ñu njëkk a porté combat bi muy Am muy Bouba muy Vince muy Bakary muy Abdou Mbaye loolu c'est très important pour ñu encourager leen parce que ñu ngi ciy dégg lu ne ay police porte plainte lu ne ñu ngi ko ciy dégg mais ñoom fu ñu taxaw ba léegi ñu ngi fay taxaw parce que loolu yombul nga porté combat ba ñëpp nit ñi commencé la fekk si kon loolu lu am solo la. non lenn laa wax man musuma wax maa ngi soog a wax parce que man fii collectif bi gis naa ci ay booy yu franc ay booy yu am fit te depuis boobu ba léegi ñu ngi dem ci seen logique parce que tey jii ñu ngi dégg ay lan nañ affaire beex yooyu yëpp loolu amul solo collectif bi boobu ba léegi ñu ngi seen logique parce que am na fu ñuy war a jaar nañ commissariat jaar nañ ci préfet jaar nañ ci ministre de l'intérieur suñu demee ba wàcc loolu boobaa Bamba Fall ak Thierno Seydi dinañ gis duñu musul gis ci àdduna parce que ñun nekk nañ ci équipe nawetaan jiite équipe nawetaan yore ay gàllaaj xeex def lu ne ngemb nañu ay mbër ay Gris Bordeaux fii ay ragal nekkuñu fi li fi amoon sànq man maa ngi woon sama kër dama ko gis man moo tax ma ñëw non li fi amoon sànq loolu moo tax ma ñëw non attends Kapi loolu moo tax ma ñëw parce que fii ay ragal nekkuñu fi ay boy intelligent ñoo fi nekk tey jii bu ñu ànduloon ak 100 francs leneen mun na fi am mais sax loolu da lay won ne ñu ko jiite ay responsable lañ man daal li may wax message bu may lancé mooy waa Médina yëpp nañ jóg waa Médina yëpp nañ jóg man Cheikh Ba moom fi indi comprendre la man Cheikh Ba laa faral mais indiwuma fi ay waxu politique dama ko jël teg ko fële ay waxu Cheikh Ba du ma ko fi wax lii affaire doomu Médina la gars yi loolu foog ñu xam ko ku fi indi politique nañ la jël ñu teg la fële lii affaire terrain bi la loolu moo ñu fi indi waxu politique waxuñu ko terrain bi Bamba Fall du ko utiliser tant que tegu ko si yoon ba ñuy synthétique mais daf ko war a teg si yoon musuma wax nag tey laay soog a wax parce que sama xol moo tàng maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. bismillah salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku fi toog ci sa tur ak sa sant Mame Cheikh Sall laa tudd dëkk di 15 angle 24 en même temps ñun on a un mouvement boo xam ne dañ ko tuddee intérêt général Médina pour ànd ak xeex lépp li nga xam ne lu jëmale Médina kanam la ñu ngi si lépp loo xam ne nag day yàq Médina tam dañ ciy taxaw xeex moo tax bi ma kàpp yu intercepté le jour wax ma affaire collectif dama ne ko ñun ñu ngi ci biir parce que lépp loo xam ne intérêt Médina la rek képp ko taxaw rek ñu ngi seen ginnaaw te intérêt général Médina ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi rafetlu loolu waaw man maa ngi nuyu ñu nekk ci salle bi yëpp lan bi micro bi waaw man maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci salle bi yëpp di remercier tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy nos collaborateurs ak ñoom ñi doon animé léegi comment dire ci réunion bi et tout ak assistance bi ñu toog ñëpp man nag waxuma ci sama kàddu waxuma sama kàddu j'insiste que ne damay wax ci sama kàddu ñi nga xam ne mooy samay copains la ñooy ànd xam ne c'est le responsable moom sax moo waroon wax mais comme que nee na mënewul wax lu bëri ma àbb ko rek jéewul ko quoi mais waxuma ci sama kàddu quoi kon ñoom ci seen kàddu laa waxee je pense que ne idée bi rafet na li nga xam ne moom la collectif bi teg rafet na ni mu demee tamit rafet na mais je pense que ne Kapi yàgg nañ ci waxtaan man nag yàlla dafa ma bindee ma nekk nit ko xam dama am ay idéologie personnelle ak ay philosophie yoo xam ne c'est personnel en moi te nit mënu ko dindi je pense que ne mës waxtaan nañ ci sama buntu kër lu bëri man xaw ma loo xam ne dama ci dugg di kërëx il faut li may dugg man ma xam ne mu doon et puis mu leer ci samay bët je pense que ne sama gars yëpp tamit ba ñu toogee di waxtaan ñun suñu biir noonu lañ ko tëddee defe naa Kapi waxtaanaat nañ ci mën a ko lii bu ma ci ñëwee di participer kenn mësuma dégg ci politique je suis apolitique toppatoo politique nekkuma ci affaire politique mais quand intérêt Médina nekk en prime dañuy jug taxaw pour xam lan mooy intérêt Médina parce que bëgguñu ëllëg suñuy rakk wala suñuy doom ne yéen ba ngeen fi nekkee yenn yi noo leen mën a bàyyee mu jàll donc suñu responsabilité day exposé wu loolu moom moo tax sax ñu ñëw dugg ci yenn yi
mais sinon du suñu affaire. Et puis li ma doon wax tamit démb barki démb te sama gars yi xam ko mooy dama ne ñaari camp yëpp ça nous intéresse pas waxin la boo xam ne dëgg la laaj man nee naa leen Bamba Fall intéressé wu ma collectif bi intéressé wu ma li ma intéressé mooy Médina bien-être li ci des intéressé wu ma bu ñu amee bien-être bi affaire collectif yi yëpp man damay dem toogaat sama ruux mais nañu xam rek li ñu war a def lan la léegi nag ñun benn affaire rek laa mënoon wax loo xam ne par rapport ak tey laay doog a ñëw gis affaire bi et mu tumee nii mais je pense que ne collectif bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy comité de bureau bi man de ci li nga xam ne mën naa leen ko peut-être wax wala mu nekk sama xalaat te du ma sañoon ñu doxalee ko mooy pendant ce temps fi ñu jóge ba fii ñu toll nii lan moo jot a am ñu évoluer ko waaw fi ñu jógee nii léegi nag à partir de tey fan la ñu jëm ñu wax ko parce que tamit nit ñi bu ñu nekkee ci benn affaire te xamuñu lan mooy le programme ça devient compliqué parce que tey rek maa ngi koy wax léegi bañ ma woowee waxu réunion dama ne réunion dañ koy programme mënuñu tëb rek nit ñi nekk seen ay occupation ñu leen réunion il faut nga def sacrifice ñëw kon donc ban programme ak ban calendrier le collectif bi mën a taxawal pour mën ko liggéey ñëpp mën ci rangé wu loolu lu am solo la et puis beneen bi ci topp tamit am na benn affaire boo xam ne wax nañ ko fi léegi lu ma gëm la te waxoon naa la lu ma gëm la même bu nekkee ñoom dañ ko bañ collectif bi li mu war a def na ko def mooy collectif bi bu mu may ñi nga xam ne ñoom lay jàkkaarloo du ñu ay adversaire il faut ñu xam ne maire bi du ñu adversaire collectif bi Bamba Fall du adversaire ñi fi nekk ña nekk ca Bamba Fall du ñu ay adversaire parce que ñun ñëpp nous sommes des frères il faut loolu tamit ñu xam ko lii bu jeexee ñooy ànd ñooy nekk ñooy toog ñooy naan ataaya mooy lépp kon ku nekk nag am nga droit défendre li nga xam ne moom mooy sa cause mais bu ñu paree nag ñu teg ko ci côté xel ak dal moo tax man je me dis que wax naa ko sama gars yi wax naa ko kapi te ñi ma ci mën a waxtaan naa ko nee naa leen lépp loo xam ne nit waroo bañ bu nekkee ci politique wala nga nekk ci genre affaire yi wala nga jiite da nga war a fexe teg ay pas yoo xam ne ba ëllëg nit ki du am lu mu lay reproché ci lu mu mënti doon kon donc bu nekkee waxtaan dafa war a jiitu nañ ko teg même bu nekkee ñoom bañ nañ ko mais yéen ngeen xam nga def ngeen li ngeen waroon invité leen ngeen ci ay plateau de télé wala woo Médina TV wala woo leen fii wala fu mu mënti doon ñu bàyyi leen et puis beneen bi topp gis nga ñoom seen folie yi ñuy def ci violence ak seen folie yi ñuy def ci sañ-sañ ak reewande gis nga nit mu jaay la reewande wala mu jaay la sañ-sañ wala mu jaay la violence nga daw ko du tax da nga ragal leen da nga xam sa grandeur boo xamee sa grandeur nit bu lay woo ci loo xam ne xam nga ne lii pour moom la da nga koy bàyyi pour moom te yow nekk ci li nga war a nekk parce que man dama gëm benn philosophie man dama naan Bara Sall man kenn du ma tànnal bi su may xeex man maa koy tànnalaat man kenn du ne jour bii la may xeexal maay xool jour bi ma neex mu xeex parce que doo ma diriger ci xel doo ma diriger say façon dama lay bàyyi yow nag nga nekk ci say folie mais man du ma ñëwee ak samay folie da nga may fekk ci force kon donc fii nekkuñu fi pour violence nekkuñu fi pour xuloo nekkuñu fi pour xeex man personnellement ku fi duggoon léegi saaga ñi fi nekk ñëpp man de am naa maturité wax dalu toog xam ne foofu nga toll tey dama la koy may dimanche bi mais ba dimanche prochain nañ xeex donc loolu rek laa amoon pour wax ko kon je pense que ne rafet na nañ ko liggéey bu rafet et puis kontaan nañ quoi. nga baal bi balaa ngay dem rek nga toog comme que da nga dugal ay question ñu répondre la ci tuuti rek waaw léegi. gars yi jeex na sanga moom gars yi waaw maa ngi ziar gars yi maa ngi nuyu ñëpp gars yi su ku nekk su turam ak santam quoi saa maa ngi toogoon sama kër si internet bi ngaa gisee réunion bi parce que ça m'intéresse parce que li may gis nii si moom si maintenant moom maa ngi koy doo ko gis tey maire bu ñëw bëgg fëxati bëgg a nangu woo xam ne ñun ñoo ko moom man mii maa ngi fooyee foofu terrain Jaraaf waa fooyee ñun ñëpp pas asañu jàng football waaw bu tax kon benn Bamba war a mën a ñëw nangu terrain bi ñéega defoon fii si penc bii suñ ko nangu woon kon day nangu terrain bi ñu taxaw jàppoo ñun kese waa mu daw kon nag waa Médina yëpp suñ taxawee benn fan Bamba jóg fi waxuma sax terrain Jaraaf mais mu jóge si maire si boppam parce que amuñu njëriñ dañu wante dëgg amuñu benn njëriñ man Bamba ko amul benn njëriñ bu Médina bu dugg fu gis foo xam ne mooy benn stade mu tabax ko ñëw toog fa jël booy dugal si fee ñuy xeex c'est pas important benn affaire moo am ñu manko ñu nekk benn fu ñu woote ñun ñëpp ñëw taxaw benn fan mu jeex tàkk amul toog fii di woote gars yi yëpp xamee naa la si internet bi maa ngi koy suivre maa ngi gis xam Bamba di wan ne fii maa ko moom wax ko xool moomu fi dara si ñu la des ñun ñooy doomu Médina Bamba dëkku fi de Bamba dëkku fi man mosuma ko gëm sama àdduna parce que da nga koy xool xam ne kii c'est un faux type maanaam gu nit ku baax day jaxase ay nit rek jaxase rek dugg si kër gi jaxase ko ñëw si kër ñoom kappi jël mbokku kappi yooyu ça ne passe pas il faut ñu nekk benn
ñu bokkoo ñun ñëpp bokk ndey ak baay ñu dindi fi affaire Bamba bi jóg ko teg fee nuyu naa ñu gaay bon salaam avant ñuy dem rek ñu leeralal parce que dafa am ay questions yu fi jot a kii di wax ni di rafetlu kaddu yu fi jib léegi nii parce que tamit ñun lii lañ soxla quoi soxla wuñu nekk fii rek non à la privatisation du terrain Jaraaf non lii non lee non lii ñun duñu ay nit yoo xam ne dañuy nekk fii di opposé wu rek sans teg dara wala di opposé wu pour bañ nit wala pour kii nit pour kuy xaar pour ñu bañ Bamba Fall kooku du ko gis ñun bañuñu ko mais am nañ droit bañ démarche bu muy doxee nga si kaw loolu noonu muy wax nii comme tey soo ko xool lettre bi après dañu leen koy baaxee lettre bi ni ñu ko bindal le 10 juillet 2020 lii leen lan lañ ci bind demande d'information pour laaj ko lan la terrain Jaraaf 10 juillet 2020 instant boobu nañ waxante mi ngi 9 mois si ren si tey kon ça veut dire que kon du nit boo xam ne day nangu dialogue si lañ toogee def suñu gëstu bañ defee suñu gëstu ñu xool xam ne délibération bii nii kat fii lan lañ fi bind autorisation est donnée au maire de signer un contrat avec un promoteur pour la pose de gazon synthétique au terrain Jaraaf au terrain Déggo et l'aménagement d'aire de jeu nga gis pose de gazon synthétique pose waxuñu la ba dégg ci contrat bi waxul exploitation nga ñëw xool ci contrat bi ñu defal la ci lii contrat de location yow posal gazon synthétique nga def contrat de location li yëpp dañ koy maye ku bëgg ñu jox la kayit yi nga yóbbaale su fekkee ñun li ñuy wax dafa am fu ñu ko teg du ñu génn rek di xas nit naan ay golo yi wala dara ñun li ñu lay wax dañu la koy amoon fu ñu koy firnde bu ñu koy teg parce que xam naa ni golo moom mooy xàmmee moroomu golom li ñuy wax mooy par exemple comme lii ñu bind suñu préfet bind ko lettre ne ko maa ngi lay ñaan su fekkee mën nga taxawandil travaux yi en attendant nga indil ma autorisation de construire nga indil ma kii bi ni mu tudd étude d'impact environnemental bi nga indil ma délibération bi ak contrat bu la léegi lii saa yi demal yeneen mairie yu nekk ci gox bi si yii yëpp si Ndakaaru bi yëpp wala feneen ak feneen contrat yi du lu ñuy nëbb contrat yi ñun ñëpp si photo lañ ko am moo tax sax mënul lisible nii mais ana contrat bi ñuy wax anamu délibération bi est-ce que lu ñu ko wax ak li ñu def si contrat bi benn la c'est que dañu doon sàcc te gis nga ñun maintenant nañu waxante dëgg dañu doon sàcc billaahi wallaahi ñu yeewu daj si lii xam ne dañu doon sàcc kat jàpp nañ sàcc nag soo ko jàppee nag day yuuxoo fu nekk ngay dégg baatam mais yàlla xam ne duñu tax a reculer du intimidation yi moo ñuy tax a pousse ay yóbbu police ay kii police lan la 4 murs la ak dëgg te yaakaar naa bu dee dëgg nag ñu ne dëgg kon nag duñ ci ragal police duñ ci ma ne bakkan moom nee na bakkanam la ci teg sëgam moom mi père de famille am ay njaboot la ci teg bakkanam asatuma ñun ñii nga xam ne nag ñun amaguñ jabar amaguñ doom kon waxuma la bakkan de ñun suñ gaa bi ma ne sëgam ñun ñii nga xam ne ay xale yu ndaw lañ laa la pare pour lépp laa la wax pare pour lépp pour dëgg feeñ te lépp loo xam ne suñu yoon kenn mënu ci dévier li waa ji wax léegi rek kenn du sàkkal bés bu ñuy xeex ñun bés bu ñuy xeex ñun ñoo koy sàkkal suñu bopp est-ce que war nañ xeex ñun ñoo koy décider suñu bopp du moom mooy diriger mais ñun ñoo koy diriger defe naa ne nag mi ngi dem làqu ci sali pour tëdd pour xalaat yan stratégie lay tegaat day sonn rek yaa ngi ñuy seetaan monsieur le maire non à la privatisation du terrain Jaraaf salaamaaleykum wa rahmatullah boo leen noppee rek ma salaamaaleykum wa rahmatullah di leen fàttali ne wax day fata wax ñu bàyyi ci xel ndax kàddu yu yàgg du nuyu ñëpp di rafetlu initiative bi di wax ne initiative bu rafet la di wax ne kàddu yi am na solo trop macha allah yal na yàlla def combat bi ñu am ci victoire ndax ci tànk yooyu lañ jëm ndax damay wax ne collectif bi dafa yéex a jóg ndax bu ñu seetaanee ba ñu jël ay école di ko def ay Auchan kon collectif yi yéex na jóg ndax l'avenir du pays ndax l'avenir du dëkk mooy l'éducation ñu seetaan ba loolu am waaye bu ñu ne comme ñëw na dañ naan alhamdulillah dañuy wax nag le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux kon ñuy jaajëfal préfet tamit initiative bi mu jël ak li mu jël di wax ne rek lu ñu nekk mooy dëgg ndax lu dul dëgg du yàgg
bu ñu fekkoon ne nekkuñu si dëkk préfet du arrêté activité yi ba ñu ñëwaat di toogaat fii di wax ne ñu ci tànk yi dañuy jàpp ndax lu dul dëgg du yàgg ndax terrain bi on est bien placé pour wax ci ndax patrimoine Médina la ndax patrimoine Médina la ñoom ñu ñëpp ay sportif lañ. Médina dafa raflé espace bi ñu war a footballé dafa bëri fi amu fi boo xoolee terrain Jaraaf fu mu positionné position stratégique la ci biir Médina kon loolu mënuñu ko seetaan muy Médina gaña waaye bu ñu seetaanee ba loolu noonu ñu ñàkk leneen dina ñëw mu teg ko te du ci mën dara avant boobu nag nañ ci taxaw déjà présent ndax ñun du impacté ci ñun du impacté ci ñun de mais génération future lay impacté ci ñoom génération future du génération bi ñu dans 5 ans dans 10 ans mais ñu dans 15 ans ndax duñu am ci ñuy footballé ndax bu ñu bëgg a fooy foo ñu génnee 40 000 35 000 te jamono day gën a métti kon gars yi ñu moom dañ ci tay suñu tànk ndax ñoo ko moom di woo appel solennel à tout le monde ñu ñoo jàpp ci xeex bii moo xam ne yaa ngi ci impliqué wu sa xel soxla nañ ko ces activités ñoo am seen doole nañ ci ñëw def seen doole ñoo am seen temps nañ ci def seen temps ñoo am seen alal nañ ci def seen alal ñoo am seen xel mu sell nañ ci def seen xel mu sell ndax soxla nañ ñëpp pour convaincre pour ñu jël patrimoine Médina teg suñu loxo combat dafa wax leen benn parole bu ma reetaan mu ne Bamba Fall maire bi moom intéressé ko collectif bi intéressé ko Médina la intéressé ma ne ko Bara fu mu lay rectifier ndax collectif mooy Médina moom intérêt bi Médina di wax ne lii dafa war a am Médina yu yàgg ndax dara dafa war a am ci biir sax dara la ñu bëgg a xam ne lii nekkul intérêt gars yi nekkul intérêt Médinois yi ñu ñëw taxaw face à ça ndax loolu dafa war a am waaye bu leen ko deelee nag dañuy wax alhamdulilah ñu ngi ci seen ginnaaw di leen épaulé ànd ak yéen ci xeex bi ba lu ñu moom ñu teewal ko suñu bopp loolu la woon kaare je vous remercie. gars yi salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp képp ku nekk ci salle bi waaw maa ngi nuyu ñëpp képp ku nekk ci salle bi man gars yi xamee nañu ma sax man xameewu ma wax mënu ma wax ci biir mbooloo wante dafa am la loo xamante ne bu amee bu ëppee tuuru ñun ay doomu Médina lañ fii lañ juddoo fii lañ yaroo xamuñu feneen fu dul Médina parce que réunion bu nekk dem naa bu Seydou Gueye dem naa bu Cheikh Ba bu Sidi Samba ba tey bu Pastef bi ñëw naa man su doon sama sago la tey balaa ñu fi jóge war nañ mën a jàpp jour bu ñuy wàcc terrain bi mars defar ay t-shirt wàccee ko parce que tamit loolu foog ñu def ko parce que bu ñu ko deful réunion yi bëri na tamit nañ def loolu wàcc ci terrain bi parce que ki fi nekk yàlla xam ne mi ngi fi 7 ans xaw ma 8 ans man de mairie ba benn yoon laa fa mos a dugg mooy suñuy sélection bi benn sélection bu ñuy football mu wooñu te ba ma duggee si mairie bi toog defuma fa 5 minutes dafa mel ni sax sama taate day tàng waaw aw ma fa soxla waaw man nag fii laa juddoo fii laa nañ leen wàcc si terrain bi sol suñuy t-shirt xeexuñu xuloowuñu parce que du ñu ay ragal fii lañ juddoo ñun politique nañ ba sonn wante lii du question politique lii intérêt Médina la moom moo ñu ñor su dee nag intérêt Médina boo ci demee ñu ne la non Cheikh Ba moo la yónni wala dañuy nax seen bopp ñun Cheikh Ba yónni wuñu ñun ñooy demoon suñu bopp man daal lenn laay am lu may wax muy buuba waaw wala am man bëgg naa ngeen wax ñu tey jour boo xamante ne war nañ mën a wàcc ci terrain bi ñu xool t-shirt yi ni ñu ko mën a defaree ñu sol ko bu dee mënuñu am ay t-shirt ngeen utal ñu ay faux yu ñu mën a taf si miiru Médina yëpp parce que ñun fii lañ dégg am na yoo xamante ne duñ ko seetaan parce que il est temps ñu wax loolu fii nag ku yaakaar ne da nga am doole yaa ngi nax sa bopp waaw bu dee yaa nga am doole yaa ngi da ngay tooñ sa bopp rek fii daal gars yi nañ leen jàpp jour ñu wàcc ci terrain bi mars def lu ñuy def pare te maa ngi yëgal nag ñëpp incha allah lundi 16h na ñëpp dem police 4e ñu dimbali suñu gars yi ñu ànd ak moom waaw 10h 9h30 na fa ñëpp dem ñu ànd ak moom incha allah bu neexee yàlla lu ñu bëgg dinañ ko am si biir Médina bi waaw gars yi maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. non man je préfère taxaw quoi su ma toogee idée lay def baax na. salaamaaleykum gars yi maa ngi ziar ñëpp di ziar jeunesse su Thiering di nuyu effectivement le collectif n'est-ce pas si démarche bi nga xam ne ñi ngi koy def donc man li may wax
damay porter sama communication ci ñaari axe bi su jëkk mooy peut-être li ñuy tuddee malentendu bi fi am léegi ñu xamal aussi c'est une information il faut le dire parti yëpp am nañu direction le collectif n'a jamais saisi une direction mais plutôt les leaders politiques na leer aussi quoi c'est-à-dire noonu la demee ma ne APR Médina bi fi ne wala mouvement politique yi fi ne kenn saisiru leen au nom du mouvement wala au nom du parti on a saisi les leaders qui ont eu des postes de responsabilité ici à la Médina et au Sénégal en général loolu c'est une information alors que foog mu leer voilà la deuxième chose ñàkk xam Médina weesuwul nga naan bind naa secrétaire municipal loolu ñàkk xam Médina la ak ñàkk xam mairie bi fi ne soo bëggee combat nga ne da ngay bind yow pare pour combat xaar ko 2035 doo combat maintenant ce qu'il faut dire dans un premier temps mooy aujourd'hui même si le collectif n'a pas saisi le bureau de Pastef Médina il va falloir tey nga jël benn démarche mais pas di duggee noonu man rafetlu ma ko bu ko gars yi rafetlu ma ko bu gars yi jéggaloo man jéggaluwu ma parce que aujourd'hui Médina moo ñu ñor Médina dafa am fu mu toll le collectif tey ku leen mënul encourager warul ñëw di xool lan ak lu le mais nag am na loo xam ne je pense que cër la bu ñu waxee naan cellule de Pastef cëriñ bi nga xam ne dañ ko investir il y a même pas un mois le collectif qui tient son combat après 10 mois ne sax mu am xalaatu sax ne dañ leen di gis loolu defe naa cër la ma ne y a combien de mouvements à la Médina mais y a combien de mouvements à la Médina y a plus d'une centaine de mouvements politiques à la Médina le collectif a saisi qui et qui aussi dafa maay xaw a jégalu sax parce que kàddu yi dëgër na te je pense que suñuy grand frère ñoo fi nekk ak suñuy mag yoo xam ne dañ leen jox cër ñun suba bu ñu woowee ci affaire Pastef wala ñu gisee ñu jiite benn combat man de duma leen ci xaar te defe naa ni quartier bii ñu nekk muy cëriñ man nag dëkkuma cëriñ bàkk na laa dëkk waaye yàlla def na ñoo bokk ay see bi ñu bokk je pense que am na yenn tête yoo xam ne boo leen gisee si benn combat kenn musu leen gis yëfu ñàkk fayda ils ont tenu le drapeau du quartier depuis très longtemps bokk di xeex pour quartier bi jëm kanam ci loolu la ñu njëkk xamee du ñu ay délinquants du ñu ay bandits ma ne tey boo amee manque d'information sax nga gis yenn tête le respect yéen ñi suñuy naw la ngeen ah suñuy naw la ngeen da ngeen ni ñëw fekk si doonte man dëkkuma cëriñ mais cëriñ laa bokk man fu ma taxaw damay wax vous avez vu un peu donc waroon na am neneen ni muy demee mais cette fois-ci amul problème nii la mën a demee yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba jeexeewul niñ ko foogee ak ñi ñu yónni niñ ko bëggee woon du demee noonu booy dox si dëgg yàlla da lay dooleel di wax ne nag loolu c'était un di wax deuxième point bi may bëgg a leeral pour mu leer si bopp nit ñi gis nga ñi yónni di kii c'est-à-dire xam lu gën a grave boo nekkee kilifa doo yëndu parentère di dem di woote ay non ñëwal kii non yooyu ñëw def fi 2 secondes non gars yi ñëw nañ def fi 2 secondes réunion bi fii kenn gi fi dara on continue en de très bons termes vous avez vu un peu ñu ngi continuer vous avez vu un peu donc aujourd'hui li nga xam ne ni mooy collectif ñun duñ ci dellu ginnaaw te damay wax ni les leaders politiques après réunion bi ba léegi dégguñu ci kenn na leer aussi nañ ko xam alors que terewul le collectif a continué donc de combattre pour l'intérêt général de la Médina Amadou Deme Boubsou Baye Fall Kapi ak tous les membres du collectif moomuñu Médina dañuy xeexal pour tout un quartier pour toute une communauté gars yi nañu comprendre loolu dañu jàpp ci combat bi s'il reste 2 personnes man je serai la 3e personne buy topp ci combat pour ñu mën a am ndam jël suñu Médina jërëjëf. salaamaaleykum waa Médina maa ngi nuyu ñëpp merci pour rappel bi nga def man du ma bëgg a foo nekk man ma ne fa nga may njëkk a wax sinon du ma am lu ma wax li may wax gars yi maa ngi nuyu ñëpp di wax di leen interpeller sama bopp parce que boo gisee ma bëgg a wax des fois man damay toog si ay réunion di jéem a soulever wax ji côté sensibilisation laay waxee parce que dama gis ay booy des fois damay toog di wax booy dañ leen intoxiqué comprendre ñu c'est-à-dire dañuy ñëw ñu toog rek ñu wax leen ne non dañoo soxat parce que lu rafet lii nangam ma ne yéen booy vous n'avez rien compris lii par exemple su ma ñëwee indi exemple ne leen pourquoi pas lii budget mairie bi waru ko woon mën comme yeneen mairie yi ni ñu koy defee
après ñu jël ko ñu xool ñun naka lañ koy doxalee sinon ki di après day mel ni comme DSC Dakar Sacré-Cœur ay 50 000 à 100 parce que terrain bi ni mu mel moo dàq ci terrain yooyu yëpp ni mu gisee ni mu rafetee loolu laay côté boobu laay waxee pour côté di waxtaan ak sunu ndaw yi parce que damay ñëw di wax ma leen booy gis ngeen ma man mii man footballatuma ci terrain bi de pour yéen la naam footballoon nañ ci mais footballatuñ ci c'est pour yéen li ngeen moom la lii li ñëpp moom la du question ne waa ji moo ñëw indi xaalisam fii la dëkk nangam non du affaire privatisation lii lu ñu moom la war nañ ko mën a xool ni ñu koy doxalee pour defal ko côté boobu rek laa leen doon ci jéem a interpeller beneen bi may wax am mooy question bi may laaj mooy bon la suite ci arrêté bi lan la boobu ba léegi tamit ñu ngi dégg tamit côté solidarité bi ñëw ne ñun xaw ma pour ñu leeral loolu quoi suba dañu war a dem daje fële 9h xaw ma 10h pour tout le monde léegi ñaari question yooyu laa doon lan mooy suite bi après merci di jégalu ci kàddu. waaw pour répondre tuuti rek après balaa keneen di jël parole waaw ayca kon waaw asalaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jégalu ci kàddu yi doon am kàddu yu tuuti yu may sànni rek ndax su ma déggee grand Alou li mu wax léegi daf si am solo ndax ñun ñëpp dañu bokk dëkk Médina te ay jeunes Médina yu bari comprendre ñu lii nu mu demee mais tamit am nañu comprendre te teyal a jug man si ñooñu tur ñooñu laay wax ñu comprendre te teyal a jug te di seetaan si internet bi comme grand bi lu mu wax léegi ñun loolu la ñuy xaar si nitu Médina grand bi tey dafa toog si këram di seetaan internet bi gis ñu automatiquement mu jug dagg léppam ñëw toog fii kon kii dañ koy door a saluer gërëm ko bu baax kii association la jiite tey mu dégg ne ñii dañuy xeex si intérêt Médina mu jug ñëw kon ñi toog seen kër di seetaan si internet bi dama bëgg ku ne xam ne lii xeexam la ñun tey bu ñuy wax ñun ñu fi nekk ku si ne footballoon nga tey footballatoo tey suñuy doom la ñuy xeex ak suñuy jarbaat kon booy yi ñuy xeexal ñoom ñoom nañu forcer ñu jóg te Bamba Fall xam ne leer na tamit dinañ ko wax ay ragal neew fi fii amul ku ko ragal xoxatal ñun mënuñoo dàq ñun xamante nañ biir Médina ñun ñëpp xoxatal amul ku mu fi mën a dàq tey muy jël nit di plainte di yóbbu police ñun dinañ wuyu ji police dëgg moo fay feeñ bu demee na wax ñu wax dëgg moo fay feeñ te dëgg la ñuy àtte préfet bi li mu def dañ koy saluer ndax moom tamit topp na yoon bi tey teg ko ci yoon Bamba Fall moo teguwul ci yoon nag di xëccoog ay jeunesse am loolu gor moomu ko ñun ñoo ko fi teg moom dafa am lu mu def ci boppam te loolu amul moom dafa yaakaar ne moom moom moo ñu fi teg te xamul ne ñun lay liggéeyal moom suñu esclave la moom ñun lay liggéeyal kon booy liggéeyal nit ki da nga koy fekk si lu ko neex ñun lii la ñu bëgguñu lii barki yàlla Bamba Fall ñun ñoo ko gën a bëgg lu rafet barki Seydina Mouhamed ñoo ko gën a soxla lu rafet defar terrain bi synthétique lu rafet la bëgg nañ ko waaye nag buñ ko defaree ba pare foog ñuy fay pour football léegi du ñu am commune bi dafa war a am terrain boo xam ne jeune bu bëgg a def sport dem fa mais tey lan la ñu wax ñu ne ñaari terrain moo am biir Médina benn bi terrain déggoo benn bi ci ñu ne terrain déggoo dañ koy boole tey si stade bi 2022 bu bokkee si stade bi booy Médina bu bëgg a entraîner lu muy def day fay pour entraîner wala mu dem commune yu jàmbur di fa entraîner te commune bu toll ni Médina mënul am benn terrain boppam loolu ñun duñ ko nangu tey dafa am loo xam ne da ko rey muy éducation bi ba mu ko reyee waxatuñ ko Médina 2 lan la ko def Fourrière dafa jël ay oto yi di ko fa gaare éliminer école bi pourquoi deful foofu synthétique bàyyi ñoog suñu terrain bi bu fekkee fu mu loué am na espace yu mu def synthétique pour louer ko wala mu jaay këram yu bari yu mu am si biir Médina Bamba Fall ci këram yi la ñu war a wax te waxuñu si Bamba Fall mënul nekk maire 7 ans nga nekk ko maire ne 300000 ngay fay ko par mois ne soxla woo ci dara élimaan yi nga koy may 300000 francs ku koy fayee ko par ne soxla woo ci dara Bamba Fall bëgg fi tabax 9 maisons xaalis boobu fu mu jigee wala lan lay def tamit nañu waxante dëgg quoi di jégalu bu wax si kàddu. salaamaaleykum gars yi man xam nga lan laay wax non Vince bàyyi ma wax man benn appel gars yi wax nañu lépp damay lancer benn appel joueurs yi nekk Médina ñun yéen la ñuy xeexal wala ñun joueur footballatuñu man du ma joueur fii ñu fi nekk yëpp amatul joueur ñëpp jubilé nañ mais booy jeune yi nekk biir Médina nekk ay footballeur
nañu ñëw rejoindre collectif bi du collectif bu Seydou Gueye du collectif bu Cheikh Ba Bamba Fall bu yaakaaree loolu la mi ngi nax boppam man collectif bi fu mu toll nii moo ma jaral sama bakken barke alxuraanu karim ñun ay yooyu noonu nga ñëw fii di dugg ci réunion di xoxotal yooyu ay Seydou Gueye nga koy def wala ay Cheikh Ba fii collectif bi amul loolu de ku fi dugg barke alxuraanu karim sànq lañu am sax. bon salaamaaleykum mbooloo mi yëpp salaamaaleykum mbooloo mi yëpp bon su gars yi di wax tam ba naa ne parce que ba gars yi di wax tam noonu wax quoi kon dañ may fay sama bor rek quoi garaw bon salaamaaleykum mbooloo mi bon d'abord man li may commencé mooy di wax na ngeen baal ma wax ji bu xawee naqari quoi bon man personnellement ak mën naa ne collectif yëpp quoi nous on s'en fout de PS APR PASTEF je sais pas parti yan parti ñoo fi nekk on s'en fout de ça est-ce que comprendre ngeen collectif bi parti taxu koo jug politique taxu koo jug la ñi ko sañ ñëpp la plupart à 90% nit ñoo xam ne musuñu def politique la am na nag ñu ci nekk def politique c'est leur droit parce que politique ayul comme neex nga politique n'est-ce pas mais fu ñuy politique seen politique bu ñëw si collectif bi dañuy simi seen bu politique bi tegee ko ne ñëw en tant que médinois sa collectif bi ça n'a rien à voir de politique bu ñu kenn divertir ci ay Pastef ak APR tur yooyu sax ma furul jug ba ma dañ divertir dañ ci wax pourquoi nañ ci wax parce que maa ngi dégg sàmm day ñaan ay non lutte bi warul nekk lutte ay nit contre Bamba Fall wala contre ni contre mais attends bu ñuy xeex terrain Jaraaf duñu dem di xeex ak gazon seen tiki di xeex ak suuf si ak xeer yi foofu non quand même ki ko fa def la ñuy xeexal ki def foofu loolu gazon seen tiki bi bëgg ko fa def bëgg koo jaay kooku la ñuy xeexal xeexuñu ak terrain bi kon Bamba Fall la ñuy wax turam monsieur Bamba Fall la ñuy wax turam moom la ñuy xeexal fu mu nekk nii fu mu toll nii ndax li tax ñuy xeex moom moo ñu ko teg parce que dama koy wax toujours la Médina est en danger parce qu'on a un maire dangereux pourquoi parce que dañu am maire boo xam ne baana la jënd ak jaay la xam moo ko fi indi Médina d'ailleurs waaw papa moom doon def waxuma ko pour xas ko waxuma pour saaga ko jënd ak jaay lu leew la lu baax la yoon di moom daan def mais jënd ak jaay loo moom jëndal ak jaayal li nga moom nag problème mooy dafa bëgg di jaay lu mu moomul mooy loo xam ñun ñoo ko moom ñun waa Médina te lu grave mooy système sensible rek lay laal te xaw ma loolu lan la xaw ma nag ay affaire farmaçonnerie la xaw ma lan la quoi non attends éducation lay laal loisir divertissement religion 3 yooyu rek lay laal éducation la commencé gis ngeen ko école Gibraltar 2 nu mu ko def gis ngeen école maintenant 2 nu mu ko def ngeen école maintenant 1 nu ko bëggoon castré ñun suñu combat bi sax mu naan fa la commencé école maintenant 1 gars yi dañoo wax terrain bi dafa man du woon terrain sax moom méttoon personnellement muy dugg ci combat bi parce que man école yooyu élèves primaires doon jàngee foofu mu bëgg leen castré tëj leen noonu ci kii noonu loolu moom métti woon tellement bu ma engagé woon carrément ci combat boobu ba ñu bëggee te def seen kii école maintenant 1 kon éducation la commencé ñëw na ci terrain yi yéen a ngi gis terrain yi ci terrain Jaraaf mooy maanaam loisir pour que xale yi bañ a fo buutul jeunes yi jàng buutul jeunes yi fo ñetteel mi ngi dugg si religion temps yi moom la xawal c'est très dangereux mooy jàkk yëpp du si jàkk yëpp mu def ko ay cantine du si jàkk nekk Médina yëpp boo xoolee léegi benn par benn yëpp ñu ngi koy def ay cantine kon loolu c'est kon loolu c'est dangereux boo dañu ko seetaan ak waaw mooy jumaa ji mooy jumaa yu 25 jumaa rue 9 jumaa fan fépp am jumaa waa Serigne gaa leen province seen jumaa ji xool leen fii nii la mu def ko cantine je te jure non mais attends bon léegi li am importance mooy ñun waa collectif dañoo seet si waa Serigne leen wax pour informer leen te defe naa fekk nañ ci jeunes yoo xam ne vraiment am nañ information bi am nañ information ils sont très bien sensibilisés léegi lu wooy mooy dañ leen talal suñu loxo ngay ñëw fekk si collectif bi si xeex bi ndax xeex bi Médina la ñuy xeexal Médina moo ñor waaw loolu rek la macha allah. gars yi kàddu yi rafet na maanaam di leen remercier waat encore yéen waa jeune Serigne yaakaar naa ni information bi am ngeen li ngeen bëggoon information bi jot ngeen ci beneen fànn bu may jëm man Bamba Fall yow laay waxal yaa ngi ñuy seetaan xam naa ni yaa ñuy waxal Bamba Fall dofoo dina jàpp la démb da ngay jéem a divertir waa Médina dem benn partie terrain bi ànd ak fa say taalibe nga naan da ngay jongale Bamba Fall yeboo sous préfet da ngay doon doflu rek billaahi yeboo sous préfet bële passé lettre bi da nga joxoon lettre d'information bi lettre de notification ak ampliation Bamba Fall boo dofloo ba dugg ci terrain bi
ne da nga ciy jéem a def quoi que ce soit état Sénégal rëq sa ndigg dafoo de dafuloo nee naa la bàyyil gars yi théâtre kat nga woon moo tax nga bëgg théâtre collectif yi léegi xam nga lan la bàyyi nañu ñun instant bu ñu toll tout ce qui est paperasse loise kii ay bind ak yooyu bés ni ki tey gars yi ñu ngi koy laaj gars yi à partir de tey gis ngeen léegi wàcc nañ si terrain bi te chaque jour dañu wàccaree wàcc dañuy wàcc donc yow yaa ñuy waxal ñun kañ la ñuy ñëw Bamba Fall préparé wul waa Médina dañuy ñëw wàcc si diggu Blaise Diagne en face sa mairie jàkkaarloog yow wax ak yow sous peu sous très peu balaa ñu fiy jógee tey sax ñun en interne dinañ jël jour bu ñuy marché loolu waa Médina di xaar nga xam ne collectivité de 435 personnes yi ngay faral di wax yow Bamba Fall beneen bu suy topp mooy désormais gars yi ñu ngi ñuy interpeller de partout ci seeni problème ci looxoor yu nga def Médina looxoor yi may lan collectif yi non à la privatisation du terrain Jaraaf mais léegi on va hausser le ton parce que ci biir léegi grand bi toog association la yor grand bëre toog yaa ngi doon waaj a laal ay Jean Jaurès ak feneen ak feneen léegi ñun dañuy capitaliser képp kuy mécontentement au niveau de la Médina jug ñun suñu wàllu bopp on va porter le combat dès à présent le collectif s'est engagé pour porter le combat des Médinois fu mu la jaral loolu la ko am waxee jaral nañu ko lu ko raw Bamba Fall yow lan la gars yi ñoo la taxawoon di la seetaan léegi jeunesse bi ngay gis nii diggu cëriñ ci diggu penc la ñu taxawee gars yi pour seen information le commissaire m'a appelé nee nañu annulé nañu convocation bi jusqu'à une date ultérieure. On remercie les autorités de ce pays. On remercie. Waaw. Dans un premier temps, ñun suñu wàllu bopp fan la ñu teg ñun suñu combat parce que combat bi boobu ba léegi ñenn ñi sax dañuy mere naa ne gars yi doo leen di xaar pour wàcc pour ne gars yi ñoom ñooy xasal parce que gars yi ñoom seen bopp Bamba Fall tu vas dégager. yow nee naa la bu Cheikh Ba ñëw bu Seydou Gueye ñëw bu keneen ak keneen bu leen neexee ba ñu ñëw. bu kenn ñëw collectif bi nee nañu li nga def toj yu nga def au niveau de la Médina saisine du porter la plainte yenn malversation yi nga def au niveau de la Médina gars yi ñun instant bi nee naa la ñun collectif bi képp dañuy def sax foire au problème au niveau de la Médina képp ku amal problème ak Bamba Fall on te donne rendez-vous le collectif est prêt à te recevoir ñun suñu wàllu bopp ñu capitaliser loolu yëpp ñëw jàkkaarloog yow wax ak Bamba Fall yow. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak santam waaw wax bi day gàtt parce que instant yi xol laay waxee monsieur le maire yow la ñuy waxal nag ñun Médina moomoo ko duñu say esclave te duñu ay ragal pare nañ nag pour wàcc ci tali bi jawanteel ñi ngay yaakaar ñi ngay fay pour ñu ñëw di menacer jeunesse bi fii ay tapet nekkuñu fi yaa ngi dégg ñun nag góor jigéen du yor suñu quartier Sadio du yor suñu quartier Nooxoor du yor suñu quartier Bambey nga dëkk dëkkoo fi li jënte ñu ndey sa ndey gaay ñu waxantew rek boobu ba tey am na loo xam ne duñ ko nangu duñ fi nangu kenn koo xam ne mi ngi saaga suñu kilifa loolu duñ ko nangu voilà bon c'est bon ñuy waaj a tëj rek di sant ñëpp di sant waa association yi fi ñëwoon pour ñëw rejoindre combat bi di wax ni aussi tamit datu sitting bi bu gars yi ñibbi parce que dañuy wax si datu sitting bi on va tenir une réunion restreinte di wax ni aussi tamit Bamba Fall monsieur le maire encore une fois il faut que tu reviennes à la raison parce que tey jii nii am na loo xam ne jaru ko te c'est nous dans nous kon bul yeggal ñu foofu noonu wasalaam jërë ngeen jëf.
Yep.